mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV dalee na jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës sa Touba matukaay yi ñeel karange ma ngay wéy police teg na loxo lu toll si junni ak fanweer ak juróom-ñeent ci ay doomu aadama yu doon def naka sudul noonu loole nag ñu jaare ko ci opération sàmm sunu karange daañu ci dikk ci bile jotaayu xibaar. Faju mën naa jafe ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer bi ñu nekk ci Sénégal syndicat bi ngànk wàllu wérgu yaram ci di cadre unitaire bu syndicat bi yëngu ci wàllu googe moo nar a sumba ab grève ci fan yooyu le ni ki tey lañ ko xamle ci seen janoo ak taskatu xibaar yi. naqar rek la ñu nemmeeku ca Soumbédioune gannaaw suux gi nga xamante ne gaal gi suux na ko fa ñetti nit ne woon ca biir ba tey kenn tegu leen gët nappkat yi di ñaawlu nag yéexaay bi am ci wàllu googe. Neskis ñu yaatal ko. mbokk yi dalee nag jàmm ci bile jotaayu xibaar ni ma leen ko junjee ci bopp ba faju mën naa jafe ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn fépp ci Sénégal li ko waral moo di nag syndicat bi nga xamante ne moo di cadre unitaire bi yëngu ci wàllu googe dafa nar a sumb ab grève ci fan yooyu le ñoom nag bool bi moo nar a nekk seen ñetteelu plan d'action ñu ngi ko xamle ci seen janoo ak taskatu xibaar yi Adama Sarr. kuréel gi ëmb ñiy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram te féetee ci CUS-JS nag daal di nañu wéyal seen ñaareeli plan d'action ñu nar a amal sax ab grève ci ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février bi li waral li nu mel nag moo di dey ñoom dañoo jàpp ne gouvernement bi dafay wéy rek di leen tànqamlu. grève bi le 25 et le 26 il faut que population bi xam ne xeex bi du suñu xeex kese ñoom la ñuy xeexal di leen jéggalu nag d'avance bu préjudice boo xam ne mën nañ leen ko faire subir te li ñuy laaj lépp ci améliorer condition la mooy nit ki tey jii jàng na jàngam boobu mu am plan de carrière am yóbbu ko mu am licence am master am ba doctorat am tey jii nekk ci day boo xam ne dañ lay sax bloqué bu lay bloqué sax yow nga contourner dem à l'étranger nga jàngi. situation bi nga xamee ne nag moom mooy lëmbee ca pharmacie nationale d'approvisionnement nekk na nag lu doy waar. loolu moo dal PNA da leen wax lebal leen hôpitaux yi ba finalement tey dañoo amee boru 13 milliards. pharmacie nationale d'approvisionnement dafa garaaw ñooñu ñoo war a jox garab pour nit ñi faju ñooñu dem ba nga xam ne même boo soxlaa coton wuteen laa la wax ñu ne la amul situation bi garaaw na ku ko indi ay nit ñoo xam ni politique rek moo leen intéressé. kii la di Cheikh Seck sax di si yokku ne day jamono ji nag situation bi nga xamee ne moom la ñuy rek jànkonte ci biir hôpitaux yi nekk fii ci Sénégal moo raw sax lii di feebaru coronavirus. li xew ci hôpitaux yi moo gën a garaaw li ñuy waxu coronavirus man maa wax xam nga ñun peut-être saa yi xëy na yéen journalistes et loolu man dama koy gis à chaque fois c'est comme si parfois ci sensationnel la ñuy dem or la réalité moo gën a garaaw li xew dans les hôpitaux. am na ñoo xam ne ñu ngi dee nii tey jii ci hôpitaux yi mais manquement yooyu moo leen indi et loolu tamit lu garaaw la il faut que ñu régler ko il faut que chef de l'État xoolaat aussi système de santé bi ni ñu koy gérer. si fàttali nag boobule grève ñaari fan bi nga xamee ne ñiy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram nar nañ kaa amal si ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn nee nañ nag daañu amal li nga xamee ne moo di service minimum. Adama Sarr jërëjëf sa Touba karange doon na li nga xamante ne moo di yittey police bu baax a baax police moomee nga xamante ne teg na loxo lu toll ci junni ak fanweer ak juróom-ñeenti doomi aadama yu nga xamante ne dañu doon def naka sudul noonu ba loolee nag jaare ko ci opération sàmm suñu karange bi nga xamante ne tàmbali nañ ko ci weer ba ñu génn commissaire spécial bi nekk ci dëkk bu sell bi di xamle itam ne teg nañu lu toll ci ñeenti tonu ceeb bu baaxul ci li nga xamante ne moo di boobule opération ñu teewlu ci Gora Ndak Lo. junni ak fanweer ak juróom-ñeenti nit lañu teg loxo ci jëfin yu wuute loolee di bilan bu opération sàmm sunu karange bi police dooroon ci weer wee ñu génn. juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn nit pour vérification d'identité lañ leen jàppee fukk ak juróom-ñett yi pour maanaam ñi yor sineebar yamba ak xeet yooyu ñaar fukki ak ñaari pour vagabondage ñi nga xam ne kenn xamuñ fu ñu dëkk ay vagabond dañuy ñëw di squatter di nekk ci booru marché yi wala booru jumaa ji kenn xamul fu ñu dëkk kenn xamul fu ñu jógee ci drogue bi jàpp nañ juróom-ñeenti kilo ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom gramme yi nga xam ne ci sineebar lañ ko jàpp
commissaire bi di xamle it tasuk gang bi doon lëmbe ci diggante Touba ak Mbacké. attaque bi amoon tamit ci Eltonu Mbacké bi ki nga xam ne moom nañ yaakaar ne moom mooy jiite woon bande bi mujjoon nañ ko teg loxo commissaire u Mbacké def na ci liggéey bu mucc ayib tegoon nañ ko loxo ba ci enquête bi sax gis nañ ne ci fan yi ci gannaaw bokkoon na ci benn bande bu sàccoon benn oto ci biir Mbacké foofu. Bassirou Sarr ne it jot nañoo tegandi loxo lépp 4 tonnes ci ceeb bu baaxul. yi nga xam ne setul maanaam impropre à la consommation lu toll ci 4 tonnes 400 grammes moom la jàpp léegi enquête bi mu ngi wéy am na kuñ ci teg loxo donc procureur jot na ci kii bi ci enquête bi ñu ngi koy wéyal. ci kanamu taskatu xibaar yi commissaire divisionnaire Mamadou Bokar Ly di directeur adjoint bu sécurité publique xamle dooruk opération sàmm sunu kaaraange phase 2 bi war a nekk ci diirub 2 weer. ci Soumbédioune moom naqar rek lañu fa nemmeeku gannaaw suux gi nga xamante ne ab gaal suux na ko fa ñetti nappkat newoon ci biir ba léegi nag kenn tegu leen gët nappkat yi nga xamante ne ñoo nekk foofule dal di ñaawlu rek yéexaay gi nga xamante ne am na ci wàllu gi ñu teewlu si Boubacar Dieng Augustin Mandan. Soumbédioune géej gi dal file am itam ab brise de mer. ci tefes gi ñu nemmeeku fa ay gaal yu ñu fa aj bërëb bi itam gannaaw bi nga xamee ni ñetti mool réer nañu ci géej njàqare ak tiis moo fi am loolu sax tax na ñëpp ci la ñuy waxtaanee fi mu toll. Blaise Mbengue xarit la ci ñi nga xam ne demoon nañu géej te ba léegi ñu biseeguñu moom mi sax bokk na ci ñi leen seeti ji woon. waaw xam nañ leen suñuy booy yu baax lañ wax dëgg yàlla booy yu baax ñoom ñoo doon dem di daan seen doole far suñu borom moom leen. ñu ànd ak jaaxle rek ak metti xam nga bii dee moom dafa metti dee bu say mbokk gisagul say koor parce que xamaguñu ci luñ nekk parce que nit bu demoon liggéey ji ñoom dañu fanaani woon ngàtte dafa ñu fanaani woon n'est pas 3 mètres sax 3 kilomètres matu ko sax si diggante bi ñu fanaani nii dañ seet si banque bi xëy na moo këpp gaal gi. li ëpp ci mool yi sangu ci géej li ñuy xamle moo di dañoo jëlul woon seeni mesure de sécurité maanaam sol gilet de sauvetage yor itam lii di GPS wante Blaise di xam ne ni ay xaritam defoon nañ lu ni mel waaye li am ba des mooy bés boobule géej gi dafa yëngu woon. si ñun dañ yor nañ ay GPS dañuy xool météo bi mais nag ñoom façon jën bi ñu doon napp dafa ànd ak jën boo xam ne jën bu yëngu la ci yëngu-yëngu lay lekk xam nga léegi ñoom dañuy toog fii rek gis ni géej gi yëngu na. parce que soriwul diggante bu gàtt la matul sax 2 kilomètres moo ngi nii si bopp banque bi fii lañ ko jëmoon mais dañuy bëgg ñoom par exemple bu ñuy napp jën boobu noonu comme banque bi suy damm nii fii banque bi jeexale foofu la ñuy seet mais xam nga ndogal su ñëwee rek suñu borom matukaay boo mën a jël si sa àdduna amul lu ko mën a gàllankoor amul lu ko mën téye. ñetti fan jàll gannaaw bi ñu réeree si géej waaye ba léegi kenn gisagu leen. bi ñu yeewoo suba daal loolu lañ ci am dem. gis nañ gaal gi gis machine yi mais ba léegi gisaguñu benn mool te ñoom ñëpp ay xale yu ndaw lañu parce que ki capitaine woon gaal gi sax 97 la judd xale bu ndaw a ndaw la bàyyi fi soxna bàyyi fi tout tànk xam nga loolu moom métit mënul gën a raw la te booy bu yaru sax booy bu am diine. nappkat yi di ñaawlu yéexaay gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci secours yi. waaw soxla nañ ko kañ soxla nañ ku ñu jàppale parce que booy dëmb ba leen seet woo nañ pompier ba sonn kenn ñëwul ñu ñëw mujjee tëmbal ay gaal dem di leen seeti te loolu dafa metti donte njàqare ak tiis am na fii ci Soumbédioune gannaaw bi ñetti nappkat sankoo ci géej seeni natango yi des fii di xam ne ni lile di leen tax a dellu ginnaaw ndaxte ñoom jàpp nañu ne ab accident de travail la. ñu àddu jëmee ci kàllaama yi ñu namp nga xamante ne tey mooy bés bi ñu leen jagleel ñu amal si nag ab xew-xew ko jiitee di ministre ñu dénk wàllu njàngameek njàngale mi moom sax de ci boobule xew-xew daal dina xamle ne ñu ngi ci tànku dugal kàllaama yooyee ñu namp ci njàngameek njàngale mi te lu ni mel sori nañ ci lool Mamadou Talla la ñuy teewlu ci micro Mor Talla Anne. suñu objectif mooy que nañu dem ba am cadre harmonisé foo xam ne langue nationale dina si am. président de la république déjà moo ñu jox ndigal nee na maintenant si seen enseignement yi il faut ngeen jox place bu am solo mooy la transcription des langues nationales mooy la langue nationale l'utilisation des langues nationales. mbirum langue dafa sensible plus culture commencé nañ si léegi 3 langues si 7 régions ñu ngi continuer réflexion bi suñu demee ba am
modèle boo xam ne bii c'est harmonisé ñëpp nangu nañu après ñu commencé ko mais li am solo mooy que xale boo xam ne mu ngi nord day commencé en pulaar ñeneen ñi ñu ngi fii au centre en wolof les autres en séeréer loolu déjà am nañ ko ba pare maintenant dinañu dem ba généraliser ko que langue moom mooy véhiculer culture langue dina tax ne que ki nekk fii ak ki nekk fale ñu mun a xamante dem nañ sax ba gis ne que am na ñoo xam ne ñu ngi Afrique mais ñoom seen langue dafa gën a nuroog ab ñu nekk Asie donc c'est important que ñu xam ne que léegi addina bi li ñu wax ne village planétaire la comme village planétaire na ñun ñëpp ñoo war a ànd di jéem a waxtaan et cetera. bari nañu lool ci askan wi ñi nga xamante ne dégguñu kàllaama ba ñu nàmp lu ni mel nag la koy waral mel na ni bokk na si waajur yi seen bopp léegi déggatuñu yooyu le kàllaama wala waxatuñu ko gune yi donte nag am na si ay waajur yu nga xamante ne dañuy taxaw temb ngir seen doom dal di wax seenu kàllaama ñu teewlu si Oumar Kane Bachir Sow ciy gëstu. ñaari waajuram yépp ay séeréer lañu waaye gënuma dégg séeréer. su Serigne Saliou Diouf déggul bu baax làkku waajuram yi dafa fekk seen kër wolof ak français rekk la ñuy làkk pourtant moom de bëggoon na dégg séeréer bu baax. dégguma séeréer ndax suñu kër wolof rek la ñuy wax duñu wax séeréer wala français rek. bëggoon naa dégg séeréer mais malheureusement aw ma woon chance bi. as tuut bi Serigne Saliou dégg ci séeréer. Aji Kumba Seen moom déggu ko déggul dara ci bambara ak séeréer ndax nee na fekkul waajuram yi ñuy wax seen làkk. ñaari làkk yëpp dégguma ko dama fekk ni làkk olof moo tax olof kase. Cheikh Jibril Sow moom dégg na bu baax làkku waajuram papam moo tax mu dégg pël ndax daf leen di forcer ñuy làkk pël seen kër te moom loolu la bëgg jàngal ay doomam. suñu kër daal dañuy laax mais bu ñu laaxul moom sama papa day wax su ma màggee moom laa souhaité def dinaa exiger samay doom pour ñu laax tukulóor. monsieur Guèye moom itam day forcer doomam yi ci ñuy làkk wolof seen kër ngir ñu gën a xam fan la ñu jógee. suñu doom yi dañ leen di wax loo langue bi ñuy nàmp ñun parce que nit da ngay bëgg sa aada ak sa fi nga jóge bu ñu demee école langue nasaraan bi la ñuy waxe waaye nag bu ñu ñëwee ci kër gi war nga leen wan ne ci fan la ñu bokk ak ban langue la ñu war a di waxtaane ci kër ga daal. mu mel ni ci ndaw yu bari làkk nasaraan bi ñuy jàng ci l'école yi la ñu gën a dégg que seen làkku wajur yi même bu fekkee ni ci dëkku taax yi demeewul noonu. ñu àddu jëmee ci ab ndaje bu nga xamante ne ministre bi ñu dénk wàllu microfinance moo ko jiite woon ni ki tey ji soxal nag wàllu bor bi nga xamante ne Sénégal amee na ko Zahra Iyane Thiam daal di xamle rek ne dëkk yépp ñoo di leb ngir rek mën a suqaliku te Sénégal fi mu toll nii wóolu nañu ko ci àdduna si sépp Zahra Iyane Thiam la ñuy teewlu ci micro Mortala Anne Souleymane Meng. waaw xam nga wàllum bor moom amul benn réew ci àdduna bi boo xam ne du leb pour luy jëmal pour lu jëm ci wàllu développement am te loolu benn la mais ñaareel bi également boo déggee ñuy wax ci wàllum leb day fekk nga wóor nga am crédibilité boo xam ne dina la permettre ñu mën la lebal moo tax président ci wàllu boobu am na ci vision boo xam ne keroog ci consensus de Dakar bi nga xam ne def nañ conférence bi sur la dette ba ñu génnee ci consensus de Dakar am na xalaat yu am solo ak observation yoo xam ne bëgg nañ ñu junj ko surtout si wàllu critère de convergence yi nga xam ne bu ñu bëggee àdduna bi ñun Afrique ñu jël ci place biñ ci war a jël mu méngoog également non seulement doxinu jamono li nga xam ne moom la ñu mën a woowee une dette responsable comme ni ko président Macky Sall di waxee mooy justement dette boo xam ne da nga koy jël delloowaat ko ci askan bi mu mën a jur njëriñ loo xam ne dina bokk ci liy tabax réew pour ñu atteindre émergence. yooyu le kàddu nag Zahra Iyane Thiam mi ngi ko yëkkati ci ndaje bu nga xamante ne doon nañu xool nees mën a def ba gën a oyofal bor yi nga xamante ne dañu koy jox askan wi ngir rek ñu gën a mën a liggéey dem am nag ci gox yépp ci Sénégal lañ ca jublu bokk na ci tam dal di ci mën a xalaat bu baax a baax nees mën a def ba mu gën a woyof mu di ab lël bu di am ci diirub ñaari fan Mortala Anne Souleymane Meng.
solos ndaje bi mooy waxtaanee naka la ñuy def ba wàññi taux d'intérêt yi ñuy teg ci ndordu ñuy leb ci banque yi nekk ci gox-goxaani ñuy proposer ay solution yu dëgër ngir askan wi mën a jot ci wàllu microfinance. xam nga bu ñu fàttalikoo ay weer ci ginnaaw monsieur le président de la république ñaanoon na acteurs yi nga xam ne li ñuy wax wàllu microfinance seq nañ ko ñu mën a gën a xóotal waxtaan bi. surtout ci fànn yu bëri ndax ñëpp xam nañ secteur microfinance ban solo la am ci inclusion mais bëggoon na ñu gën a xóotal waxtaan bi surtout lu jëm ci taux d'intérêt yi nga xam ne ñi ngi koy appliquer ci wàllu financement yi nga xam ne nit ñi ngi koy dem wuti. ndorte nemmeeku nañ ci ay avancées yu am solo ak li yoon wax ci wàllum taux d'intérêt waaye ay jafe-jafe yoo xam ne ñi ngi taxaw ci dordu ñi nga xam ni mooy SFD yi ak askan wi mën a jot ci wàllum banque yi. taux d'intérêt yi mën nañ ko wàññi bu baax a baax mais mbir mi du taux d'intérêt rek du taux nominal parce que dafa am ñett dafa am taux nominal mooy xam ne bu amul benn taxe moom la ñuy génnee weer bu at bu ne mu am beneen bu ñuy wax taux effectif global boo xam ne dafa am ay frais yu ciy dugg mais mu am beneen bu gën a sew bu ñuy wax taux annuel effectif global boobu nag buñ ko laalul mooy lépp lu ñuy def fii faussé nañ ko. moo tax dañoo war a jàngat mbir mi ci ni mu gën a baaxee nga xam ne day arranger aussi bien institutions yi que day arranger aussi usagers yi muy taux annuel effectif global bi. bilem ndaje dippook wooteem njiitum réew mi sa anam ba muy amal lii di tournée ci économie sociale ak solidaire bi rencontre bi di wéy di amane ci diiru ñaari fan ñu nar see jël ay recommandations yu am solo ngir taux d'intérêt yooyu mën a wàññeeku. ndaw yi bootu ci kuréel gi di sama gox sama yitte ñoom boole nañu seenub doole daal di taxaw temm ngir suqali seenub gox loole nag donte moo di seen année bu njëkk daal di nañuy jàppale ay gune daal di leen ñaq bokk na ci itam ay ndongo yu ñu jox ay fourniture Mamadou Lamine Fati. sama gox di kuréel gi nga xam ne mu ëmb ay ndaw yu nekkee ci Yeumbeul Sud ñoom jóg taxaw ngir yëngatu ci wàllum alam ci wàllum dimbalante ci wàllum yokkute rawatina mbirum jàng ak jàngale bi. si suba si def nañ consultation gratuite jàppale sunu yaay yi nga xam ne hôpital bi da leen sori en même temps que tey ñëw nañ xale yi nga xam ne am nañ de 0 à 5 ans ñu defal leen vaccination comme hôpital bi dañoo sori. de même que sur le cancer de col de l'utérus léegi comme gars yi dañu bëgg vaccination bi ñu koy teel a def jël nañ xale jigéen ñi nga xam ne dañu am de 9 à 10 ans te ñu defal ko à l'aide des bàjjenu gox. si ngoon si lañ def tey benn cérémonie boo xam ne moom la ñuy def suñu bilan wu 1 an yëpp li ñu jot a def parce que def nañ fi ay conférence ay débat sensibiliser nit ñi si banditisme jàppale nañ aussi élèves yi ñuy jàngi def nañ fi ay setal yu nga xam ne franchement dañ koy def en collaboration ak GIE ñoom ñëpp ñu génn ba comme bi dañuy fees dell tey jël nañ fi 50 élèves ñi nga xam ne si quartier bi lañ dëkk Yeumbeul Sud génnuñu fi may leen ay primé leen ay sac cahier crayon bic fourniture scolaire boo xam ne da koy mën a jàng mais les meilleurs yi nga xam ne ay moyenne 8 ay moyenne 9 de même que GIE yi nga xam ne tamit dañuy am problème bu bale jàppale nañ leen si wàllu bale ki demee noonu yëpp ba duñ mën a sonn bu ñu xëyee koñ bi dina gën a mën a seet comme nañ koy gisee comme nu daan seet sax da koy gis parce que doo xoolee koñ bi foo tourné sax doo doon naan café association bi def na fa ay déposoir yu xam ne da nga fay mën a ñëw di si suti ay mbalit ak lépp. benn at gannaaw bu ñu taxawalee seeni kuréel gi le ñi nekkee ci kuréel gi di saksaay di bëgg rek ngir askan wi soppi jikko rawatina li nga xam ne moo dem ci wàllum alam te di woo askan gi le nañu jël seeni gox def ko seeni mbir. bëgg ñëpp nekk benn liggéey Yeumbeul Sud xool intérêt Yeumbeul Sud parce que Yeumbeul soxla nañu ñu jàppale Yeumbeul amul stade Yeumbeul police bi instant bi récemment lañ ko war a bientôt lañ ko war a inauguré instant bi tey Yeumbeul population Yeumbeul Sud dañoo am problème parce que insécurité dañoo sonal banditisme bi dañoo sonal mais lamp yi léegi sax xaw na am lu mu leeral parce que am na police bi war a ñëw bientôt message bi may lancé aussi mooy ñu jàppoo noonu benn jàppale jeunesse Yeumbeul Sud. ñoom ñu xam bu baax a baax seen taxawaay ci askan gi le ndaw yi nekkee ci kuréel gi di sama gox sama yitte ci Yeumbeul Sud ñoom bëgg nañu rek seeni askan jóg taxaw bu baax a baax li nga xam ne mooy dimbalante jël nit teg ko ci kanam ndax seen gox gi le mën a jëm ci kanam. ñu jeexal ak xibaar bu tiis bi ñu fi dàpp léegi nii mu di génnub àdduna maam El Hadji Lamine Ngom doonoon xalifa maam Rawane Ngom ca Paal niki tey la wàcc liggéey ñu fas yéene ko denc niki ëllëg ci kama kàddu groupe E-Media Invest di jaale bu baax a baax njaboot gi mbokk yi lii moo fi rusoon ci ay xibaar jërë ngeen jëf si teewlu gi ñu di leen ñaanal jaamati di ko sàkku si yéen jaa ngeen jëf.